c'est vrai que ndaxte tey sax la dafa tombé tey la saraxu ñetti fan bi nga xam ne nii dinañ ko defal gunge nañu ko nag ci këram gu mujj ci këru dëgg seede yi benn la jaruñu ci dellusiwaat xëy na lu gàtt li ma bëgg a wax ci ndate te peut-être relevé ñu ko assez mooy ku jëmmal presse régionale la te loolu c'est très très important presse régionale ci ab réew bu mel ni Sénégal ñu bañ a jàpp ni lépp Dakar lay xewee wala rédaction centrale ndaxte ci correspondant yi jëmmal liggéeyu correspondant la bu yàgg y a quelques noms comme ça yoo xam ne ça signifie quelque chose ci nekk correspondant Ndaté Diop Daouda Diouf mi nekk ci kër gi à Kaolack Pape Diomaye Thiaré Sud FM nekkoon Kaolack El Hadj Guissé nekkoon à Sud FM tax sax ñu xam géographie bu Kolda parce que fu nekk la daan dugg ci gox yi mun naa citer ñeneen ak ñeneen mais Ndaté bi mu ñëwee fii rédaction centrale liggéeyu correspondant boobu ak jëmmal presse régionale daf ko topp ba mu xam gëddu lii correspondant lii seen liggéey ba finalement moom mooy responsable ñi nga xam ne ñooy correspondant yépp te daf ko doon jox àqam pour ñu am place ci li nga xam ne mooy liggéeyu presse bi te presse régionale c'est vrai que Sénégal xam naa ni mutation yi eggaguñ ci mais dinañ ci eggi presse mun na sokkeekoo information mun na sokkeekoo ci région yi lépp warula jógee Dakar exemple bu gàtt rek président Macron bi muy def déclaration de candidature am pourtant Paris la nekk mais à travers la presse régionale la ko defee presse régionale soo ko déggee mooy ñu nekk ci région yi information di fa jóge day remonté ba Dakar mais source ba wala cœur de réacteur bi nekk ci région yi loolu aussi nit ñi war nañ xalaat di ci investir am nay exemple quelques mais je pense que rendre hommage Ndaté la pour jëmmal presse régionale ni mu ko sigilee woon et c'est très moo tax correspondant yi jooy nañ ko Cheikh Anta Diop moo ko remplacé à Thiès seede na ci te wax na aussi nu ñu nekkee woon man côté boobu laa gën a retenir ci évidemment Ndaté ñëpp la ku nekk am nga ak moom une histoire particulière mais loolu la yàlla dogal ku baax yàlla na ko yàlla yërëm voilà àdduna moom nii la rek ku matal dem mission lañ fi ñëw bu mission bi jeexee da ngay dem ndax ki nga xam ne bi la fi indi tàgguwu la bu lay yóbbu yi tamit du tàggu kenn mooy yàlla suñu borom kun fa yàkkun yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeel loolu rek lañ koy ñaanal parce que nit ku baax la daal macha allah damay dégg ci mag ñi saa yu ñu ñàkkee ku sori ci ñoom lan lay wax mooy surtout ku denc sa doom suul ko dañ naan la ku dul may boppam lu mu am day jël comme borom bi subhanahu wa taala moo ñuy may saa yu ko neexee mu jël dañuy sant bu baax a baax di masawaat encore une fois le groupe Futur Média rawatina RFM on a vu quand même lu métti la ñu dund ñoom Babacar Georges Seydou Nourou et tout le reste du groupe en tout cas ñu ngi leen di masawu Adja Binta Diallo Awa Mbaye soxna naata ñoom Assumbeen ñëpp ñu ngi leen di masawu génn àddina Alaaji Ndaté Diop aywa ñu dem ci voilà lu am solo on a retenu quand même seede yëpp benn la voilà àdduna gis nga diggante bi ngay juddu ak bi ngay faatu jéem a la rafetal lépp tout à fait parce que ñaari extrémité yooyu dafa jar a bàyyi xel boo juddoo doo indi dara nooy tudd liir bi buñ lay tudd indi leen liir bi la ñuy wax booy dem néew bi booy dem ñu ne indi leen néew bi amatoo tur ñaari extrémité yooyu diggante boobu nañ ciy def lu rafet di ci wax lu rafet di ci jëfante lu rafet ndax Sénégal lu rafet rek moo fi am solo bañuy bàyyi yàqante bi bàyyi wax ju ñaaw parce que milieu bi ñu nekk muy milieu de la presse am fi way wu rafet yomb na waaye am fi way wu ñaaw tamit mu lay topp ba ilaa yow mi di yomb na nañuy def lu rafet waaw entre liir bi ak néew bi lu gàtt la Malick Thiandoum ni ñu ko doon waxee nag démb ñu baamtuwaat ko rek laata ñuy dugg ci jàngat bi peut-être li mu dund ci ayaat bëriwut mais ñun dañ naan gudd na fan ndax gudd fan mooy nga sentir ne il a accompli sa mission parce que témoignage yi muy def da ngay jàpp ne kii dund na plus de 70 ans alors que Ndaté xale la mais dafa nite woon te nite dafa am solo donc àddina bi bu ñu nee la seedeel la sa jaamu yàlla daaw de mii ne la ñoo bokkoon nekk ci élection présidentielle 2012 toppoon candidat Macky Sall daawul faat waxtu ñu ne la nite na parce que fexe na ba fantasiro doxul a digganteem ak doomu aadama yi maslaha rafetal donc soo demee doomu aadama yooyu ñoo lay gunge laay ba pare ñoom ñoo lay ñaanal ci rob bi dafa am loo xam ne dafa daw yaram ndax kuréel gi mu ngi taxaw di yëkkati yoonu Serigne Touba
taalibe cheikh bi mu doon aussi. nit ñaa ngi yëkkati wasifa loolu. bariwul fu muy am. nite ndaxte am na ko. voilà sant yàlla rek. nite yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel Malick Thiandoum amin yaa rabbal alamin suñu xel du jug ci moom yéen it li ñu leen ko waxee woon ni ki démb bu leen ko fàtte ci seen i ñaan Alaaji Ndata Diop mu baax mi moo guddee loolu nag saa yu ñu koy wax rek yaram day daw mais àddina nag noonu la dund ak dee ñoo ànd lu ci mën a am ñu ngay masawaat encore une fois madame Diop on est de tout cœur avec toi surtout tout tànkam yooyu mu bàyyi yàlla nañ dese barke ba te suut seen bàyyi aw fan aywa ñu dem ci jàngat bi Chérif mu mel ni nag tey laay dafa dugg ci forum mondial de l'eau 9e du genre ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak benn ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2022. waaw guleet Sénégal di dalal xewoo ñu ngi naan sax même ci Afrique muy loo xam ne kon den ci waxtaanee wàllu ndox ak assainissement Abdoulaye mais bëgg nañoo xam ak quelques jours quand même de l'ouverture du forum fii ci Ndakaaru histoire forum mondial de l'eau. xëy na li gën a gàtt moo ñu def ko en chiffre. boo jëlee chiffre Nations Unies yi mu ne la 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès au service de base. service de base. mooy la eau boo koy dégg mooy wa ilaa amuñu ndox mu sell mu ñu naan. wa ilaa amuñu assainissement. assainissement nag soo koy dégg. jëmul ci ndox mi rek. mais ñàkk assainissement ni muy wàllee. ndox mi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo moo tax. assainissement toujours dañ koy boole ak ndox mu sell mi ñuy naan xam nga mën na tey xel sax ñu ne dañoo boole ndox mu sell mi ak li ñu sib ci ndox mais ñaar yooyu dañoo ànd parce que bële bu ñu ko seggul xent ko ba mu sell dafay tilimal ndox meneen mi nga xam ne nit ñi mën nañ koo jëfandikoo ñu ne 8 millions de personnes ñooy ñàkk seen bakkan at mu ne ci lu ñu jotewul ci ndox mu sell wala lu ñu amul service de base 8 millions de personnes Covid-19 bi nga xam ne moo fi jógee. rey ko. en 2 ans et demi. 6 millions de personnes 6 millions de victimes la donc ndox ñàkkum ndox. xëy na nag ñàkkum ndox mar ba daanu dee ab presque amatul ci àdduna bi. ndax nit ñi bu ñu soree point wu ndox dañ koy wuti. mais nag gàllankoor bi ci nekk mooy point d'eau ya ngay am. wa ilaa du ndox mu sell parce que ba léegi ci àdduna bi am na ñuy xel ndox ci fleuve. di ca sangu. di ca fóot di ci naan. am na fii ci réew mi. fii ci réew mi te xam nga loolu sell. on voit les images partout hein. am na ñoo xam ne seen nappe phréatique bi c'est contaminé ndax fa ñuy gaanuwaaye ak yeneen jege na buntu ndox ya. ba ndox ya sellatul. ñu ne la kon 8 millions de personnes. ñoo ñàkk seen bakkan at bu jot ci ndox loolu nag àdduna bi toog benn moment ñu ne. nañu tàmbali di ci wax. ci wàllu woowu nag xëy na ñu ngay daje defagun ci ay jéego. pour mu wàññeeku ndax chiffre yooyu ba léegi dajagul ndax bu ñuy avancer di def nit ñi di gën a bari soxla ndox yi di gën a bari. loolu moo indi solo xëy na. forum bi 9e bi nga xam ne Sénégal moom moo koy dalal. juróom-ñeenteel bi la premier bi ñu ngi ko defee Marrakech ci Maroc. am na yeneen yu bëri yu fi jaar yoo xam ne boo taxawee ci thème yi. bu mujj bi Brésil la woon. Brésil la woon ci Brasilia. boo taxawee ci thème yi da nga naan waa defaguñu jéego xanaa. ndax 2012 ca France Marseille moo ko dalaloon. ñu ne le partage. est-ce que ñu ngi koy séddale tey ba mu matee ñëpp non. 2012 ak léegi. mu ngi bëgg a yàgg. boo jëlee bi ñu defee Istanbul ñu ne. l'accès à l'eau pour tous. dajagul ba léegi wax dëgg fa yàlla mais nag ndaje yu mel nii loolu mooy solo bi ndaje yi mënuñu wax ni baaxul. parce que foog ñi ko seq di daje. di ci waxtaan pour trouver ay solutions foofu lañ toll tey. mais alors tey bu ñu ko xaymaa réew mu ne am ngoom ndox. moo xam ndoxum taw la moo xam ndoxum géej la moo xam ndox muy ball ci suuf la maa ndoxum teen ak ndox mu mënti doon réew mu ne am ngam ndox léegi lu waral nag daje bi pour waxtaanem ndox lan mooy solo si. c'est vrai que mën nañu ko xalaatee noonu. Malick parce que c'est vrai. amul réew moo xam ne danga naan awma source ndox. désert sax boo ko wàqee ba ca suuf lu mu sori da nga am ndox. xëy na day sori jafe indi donc mënoon nañoo yem ci réew mi nekk toppatoo sam ndoxu bopp rek. mais li tax mënuñoo yem ci loolu
da ngay gis ni séddale ndox mi léeg-léeg mu indi fitna ci diggante ay réew. am na ay conflit amagul nag guerre boo xam ne dañuy dem ku nekk di soqi sa morom amagul mais xëccoo ndox am na te bu nu ci jógul xëy na mën naa indi musiba bu rëy. exemple ndaw am na fi émeute ndox am dina fi yàgg di am. parce que nit moom bu maree. xam nga li ñuy jàng suñu cours observation ñun ñëpp l'eau source de vie. dëgg la de. xam nga loolu ñëpp jàng nañ ko. ndox moo jiitu lépp. bu mbaree maamu xiif. l'eau source de vie da ngay xool ci conflit yi nga xam ne gën nañ ko ràññeeku. ñaari benn baax sañ a def. diggante Israël ak pays arabes yi. le Jourdain par exemple. Israël day pomper bu baax plus de 330 millions de mètres cubes. pays yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër muy Liban Syrie ak Jordanie gis ni waa ndox maa ngi dem mais comme day walangaan di dem ci côté am ni ñu ko mën a gàttandoo mooy def barrage dévié source ba di moom gisatul lu bari mu indi xëccoo yu metti nag seen diggante. t'as vu même Égypte Éthiopie ci le Nil là da ngay gis fii fi ñu gën a amee fleuve bu mag wala déeg bu mag faw xëccoo am fa te yooyu ay source ndox la tey parce que technologie dem na ba tey réew mu nekk boori géej sax am na solution pour ndox ndax Sénégal la nga koy tàmbale dessalement bi voilà parce que dem nañu tey ba xëy na source ndox yi ci boppam fu ne la ñu koy wutijee biir suuf forage yi ñu ngi gën di pomper di gën di sori loolu nag am na lu muy yàq wax dëgg fa yàlla mais xëy na objectif de développement durable yi boo taxawee ci point 6 parce que objectif de développement durable li mu tënk yëpp mooy yokkute bu mucc ayib. même bu ñuy wuti ndox ñu fexe ba bu mu yàq. point 6 bi nga xam ne ci 17 objectifs de développement durable yi mooy wax ci wàllum ndox ak assainissement dafa bëgg ñu matale ko te mu sell matale bi nag ci séddale bi la maanaam bu ñu bàyyi kenn loolu nag ba tey jii jafe na wax dëgg fa yàlla ndax réew moo dem am na ñoo xam ne am ndox mu sell jafe na leen. très bien même bu nee amee ay sources ndox. sànq man bëggoon naa ñu ñëw quand même taxaw kaaw Sénégal c'est vrai que on a vu ay efforts lu ci mel ni KMS 3 ak ni ñu ko doon coowee mais population urbaine bi dañoo sonn de laay gis nga sànq sax yaa ngi wax xëccoo mais askan bi dañu waaw foofu dinaa fa ñëw mais damaa ko bëgg a commencer ci population urbaine bi gis nañu Yoff ñaari tali Parcelles Assainies gox yoo xam ne pratiquement am na ay jamono ibbi robinet bi mu xelli ndox jafe-jafe la bu weesoo nag population urbaine bi population rurale bi kenn dem bu ñu des am na ñoo xam ne dañuy dox ay kilomètres pour gis teen bu bënn amuñu ndox mu sell ndox matul fii ci réew mi te jafe-jafe boobu xam ne at mu jot dañuy jàppale dina am solution mais malgré les efforts problème day gën a yokk. mais si tu le permets Fatima poser waale benn question complémentaire donc maa ngi ko doon junj sànq ci début bi est-ce que c'est pas finalement un paradoxe pour le Sénégal d'abriter un forum mondial de l'eau au moment où on sait que nit yi population yu bëri ñàkk nañ ndox ci réew mi. xëy na kii seetaan forum bi moo tax maa ngi ñëw ci question Fatou bi léegi ma tontu directement laa bu mujj bi. moo tax ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te nekk ci kaw gi. te xëy na tey seeni teen fat parce que xëcc nañu ndox mi ba teen ci exploitation familiale. amatul mujj. ma jox la exemple bu gàtt et c'est très concret. dans le Diender fii. dans les Niayes. gas nañu fa fukki forage ak ñaar ci ay toolu jàmbur pour indi ndox mi Dakar parce que gis nañu ni déeg la am na ndox. mais ci perspective yi waa Diender bën na lu ñu leen sax benn robinet. pour ndox ma nga xam ne ñu ngi ko fay jël di ko indi. Dakar Kër Momar Sarr yàgg nañ ko gis ak Lac de Guiers. xam nga Diender dama ko jël bu gàtt. mais Kër Momar Sarr. la nga xam ne moo fay rogalaan di ñëw. Kër Momar Sarr. amul kenn koo xam ne bënnal nañ la tuyau. pour nga am mais li tax ma taxaw ci kaawu Diender bi. c'est assez symptomatique. parce que quand même zone la boo xam ne presque grenier wu Sénégal ci wàllu maraîchage. parce que c'est la zone des Niayes. ay exploitation familiale ñoo fa am. ñoo xam ne ay teen la ñu yor jamonoy maam ak maam. xëy na seen doon ña ngay bay vraiment di def ay résultats yu bëri. seen doole mayu leen ñu am forage am na ci sax ñu am forage mais forage yi nga xam ne bënn nañ ko fukki forage ak ñaar yi doole bi mu àndal day dem jëli ndox mi fu sori napp bi di gën a wàcc. donc yow mi nga xam ne amoo doole
sa teen fatt na. parce que ndox ma da nga ko war a jëli ji fu gën a sori. parce que forage yi pompé nañu. bi ñu ko defee ba pare ba nit ñi gis ni mais ñun amatuñu ndox exploitation familiale yaa ngay tëj 12e bi saccagé nañu ko. c'est pas une solution. mais xëy na xel warul di mun a nangu ñu jëlee ndox fenn. yóbbu ko feneen xëy na bu ñu bëndaloon nit ñi benn robinet sax ne leen bokk leen. parce que ci jamono la ñu ñëpp te ndox du jéggi waaye fekk nañ jamono yi robinet mbedd. ak suñu question daan na régler ay problèmes yu bari. maintenant ci ni nga xam ne nii noonu la yëf yi di doxee ci forum mondial de l'eau bi nga xam ne nii ñu ngi ci amul loo xamante ni solution bu tegee la mais ci politique gu eau bu Sénégal gouvernement yi fi jàll yëpp jéem nañu xam nga nañu remonté à beaucoup plus loin mais bañ a sori président Abdou Diouf amoon na fi lu ñuy tuddee projet de revitalisation des vallées fossiles di programme boo xam ne dafa waroon capter ndox yiy jóge ci fleuve bi tey dem géej récupérer ko lu toll ci 10 milliards de mètres cubes day jóge ci dex gi tëmb géej furaas lu mu waroon récupérer la ñu def ko ci ay bassin ay chenal yoo xam ne gasoon nañ ko ba pare alors li tax ñu ciy taxaw président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee. les bassins de rétention. voilà président Abdoulaye bi mu ñëwee. projet de revitalisation des vallées fossiles la njëkk a suul. politique la woon parce que effacer le gouvernement mais bien sûr on va y revenir li tax mu ko doon suul pour effacer li fi régime socialiste doon def la politique la woon. deuxième projet bi mu suul mooy contrat privatisation bi si Hydro-Québec Elio ñu ngi koy fàttaliku ba léegi ba ñu ko defee li ñu ci fekk aussi gis nañ ko mais li tax ñuy taxaw ci projet revitalisation des vallées fossiles plus de 60 milliards avaient été engloutis à l'époque ci ay études et ironie de l'histoire ki jiite woon projet de revitalisation des vallées fossiles Ablaye Sène mooy tey secrétaire exécutif bi organisé forum mondial de l'eau tu as vu qu'on a perdu 20 ans 20 ans parce que tey il est établi que foog ñu régénérer waat le projet de revitalisation des vallées fossiles parce que c'est la solution la plus simple de capter eau yi nga xam ne ñoo jógee ci fleuve tey tëmb géej te di fourage perdre 20 ans ci loo xam ne ci politique rek la lalu canal du Baol boobu moom erreur technique la ndax techniciens yi ko bind ñoo dem ba ci biir ne mënu la nekk wala boog amul njariñ ci ni nga xam ne nit noonu lañ ko war a bindee jamonoy Sëriñ Saliou di dox ba 2008 ñu ne bii du solution loolu moo tax xalif Sëriñ Mountakha Mbacké ci fan yii mu ne nañu leen accordé ci canal du Cayor te xëy na solution la pour Sénégal yépp parce que source ba fa nga xam ne nii fa lay jóge ndox mi mate na parce que nag techniquement gis nga soo intéressé woo ci ndox c'est passionnant ni nga xam ne noonu lay mobiliser technicité pour indil ñu ndox muy xel ci suñu robinet ndox mi du rek dañ koy jëlee ci dex gi mu ñëw ñu ubbi suñu robinet technicité la boo xam ne te am nañu ko gis nga jar nañu taxaw ci parce que ñu waruñu jéggaani dara effectivement Ablaye Sène c'est l'un des meilleurs hydrauliciens de ce pays un des meilleurs polytechniciens ay ñoñam ñoo koy bàkkee depuis ba nga xam ne polytechnique la nekkoon canadiens yi dañ ko fi daan jëli di ko yóbbu seen dëkk ci wàllum ndox ce qui est dommage juste qu'on ait perdu 20 ans il s'est essayé à autre chose mais ça on le dit en passant à la politique il a été un piètre président de conseil régional xëy na mu dellu ci technique bi technicien bi mu doon njariñ li foofu la nekk gis nga projet de revitalisation vallée fossile bu ñu ko bàyyi woon et j'en profite quand même c'est presque un j'accuse am na ñoo xam ne war nañu solder ak ñoom suñu histoire quand même ci wàllu ndox parce que bi ñu koy suul projet de revitalisation des vallées fossiles professeur Abdoulaye Bathily moo nekkoon ministre de l'hydraulique c'est lui qui s'est chargé de déconstruire sur instruction du président Wade en tant que ministre de l'hydraulique tey vraiment xëy na mu ngi toog ruxam jàpp njàmburam mais xëy na baax na ci cadre bi bu ko bindul ci ay mémoire am yu mu war a publier mu wax ak nit ñi lan moo nekkoon ci ginnaaw ba ñu tolloon fiñ ci toll nii tey te perte 20 ans est-ce que foofu amu fa woon problème ak Abdoulaye Wade aussi dernière question oui les états membres de l'OMVS alors les états membres de l'OMVS am na mooy problème mu ndox yi chaque fois bu benn état di gën a pomper keneen ki day gis ni xëy na débit mu ngi wàññeeku ñun ñaari barrage yi ñu am Jama
pour ndox mi la mënante ni xëy na objectif am du indi ndox mais barrage la boo xam ne dina téye xorom si ba ndox ma mën nañ koo jëriñu donc très bien pexe yëpp a ngi fi Adja Fati forum mondial bi nag bon mënuñu ci ñàkk a wax ñëpp maanaam état wu mbootaayu xeet yi ku bëgg a ñëw di nga ñëw defe naa ni état yëpp confirmé nañ nag wax dëgg fa yàlla très bien ak experts yi ak société civile ñoom ñoo koy seet waaye nag bu ñu ci jógee ne problème mu ndox mi sotti na tey dëgg fa yàlla ay xalaat rek fay génn. mais xalaat yi Maroon très rapidement bu ñaar bi yaa ngi wax waxu technicité. bu gaaw Marcel waaw. est-ce que yaakaaroon ne tey pour xeex assainissement d'une pierre deux coups mënuñu recycler les eaux usées gis nañ benn exemple aux États-Unis bi nga xamante ne dañuy recycler les eaux usées et puis quand tu bois ça tu oublies même d'où est-ce que ça provient. Marcel merci pour cette question parce que dañuy doon wax ni eau potable ak assainissement ñoo ànd tey eau assainissement maanaam ndox yu bon yi du ndox yu ñu war a sànni pays yëpp ñu ngi jéem pour réduire pays mel ni ki France encore une fois moom mu ngi presque ci 100% tey ci ndox yu bon yi ñu xelt ko jëfandikoo ko bu dul naan jëfandikoo ko ci mbay mi te loolu yëpp moo tënk ndox ndax bu dul breuvage bi ñuy naan peut-être ndoxum mbay la parce que aussi baykat yi ñàkk nañ ndox te war koo am très bien aywa Chérif soo paree rek nga ñu tàmbali yàgg sa invité dafa mel ni da ngeen a commencé seen discussion ci suuf Abdoulaye Cissé on te remercie aywa ñu dalal léegi suñu invité